ngeen takk ñett mbaa ñeent ngeen yem fa loolu taxul mu ne la automatiquement demal nga takk ba ñeent dala wax rek ne la defal benn jaamu yàlla boo mënul bu dee mënoo caa yam dollil li Benoît wax dëgg la ñetti soxna nga am ko ñu xëy suba dégg la nga génn àdduna ci auberge te du sax soxna loolu jarul woon nga toog ci benn bi est-ce que yaa ngi comprendre bëri na xam nga tey problème bi bu amee c'est parce que góor moom moo tas këram mais bu doon mën ko def ko ak ni ko yàlla santaane kon kër du tas ci polygamie ndax nag diine Sénégal moom mooy diine boo xamante ne tey ñoom ñoo tracé seeni polygamie bopp mooy maanaam seeni kujjeeg bopp xam nga tey bokk na ci li tax yàlla def ordonné polygamie ci cëslaay bokk na si xeexal jigéen liberté je parle sous contrôle yaa Seyda ak Oustaz Mouhamad gis nga ci jamono yonent bi daf ci amoon ay jigéen yoo xamante ne seeni waajur dañu génnoon àdduna ci xare ñi daan ñëw di leen labat pour bëgg leen takk daaluñu leen respecté parce que dañu naan ñii seeni waajur dundatuñu ba tax na dañ leen daan xaw a doy dal di leen takkee nu mu leen neexee yàlla ni déedéet comme mënu leen respecté parce que amatuñu ay waajur yu dund ñee nga xam ne ñoom la seeni waajur dund ñooñu ngeen gën a respecté dem leen ci ñooñu bu ngeen taxee ngeen takk fa benn su leen doyul ngeen jël ñaar bu leen doyul ngeen jël ñett wala ñeent te gis nga benn ñaar ñett ñeent boobu diine l'islam ku ci nekk ak sa interprétation am na ñoo xamante ne dañ ko interprété woon ci jamono yonent bi ne nan ko def 9 oustaz mi mooy dégg dañ ko interprété woon ne nañ ko def 9 parce que yonent bi 9 la amoon yàlla nag ba loi bi ñëwee ñu ne képp ku am 9 wàññil yonent bi du wàññi parce que jomb nañu yonent bi wàcc jigéen keneen di ko takkaat fii est-ce que xam nga ne ci diine ci ay le premier commencement problème bi njëkk am ci ay kay gi moom mooy tey balaa ngaa ay ji nga waxtaan ak sa soxna moom mooy ngeen waxtaan si parce que li nga waxtaan ak sa soxna booy aye ji xanaa ne doguma la Aminta nee na bu takkee tey léegi day teg ay bagaasam ñëw ne soxnam ñu aawam gis nga valise yi maa ngi aye ji en fait takkul mala nit la takk ak te mi ngi si plateau bi gis nga yaa Seyda ba tey sous son contrôle gis nga ci l'islam dañ la ne mi ngi si plateau dañ la ne li ñu la may ci l'islam mooy benn fan fii benn soo demee ba koy def ñaar du doon sa décision bopp da nga koy waxtaanee ak ñi nga ko seqal. li gën a baax sax mooy ñoom ñaari soxna yi ñu toog waxtaan. jërëjëf fa laa bëggoon nañ def par mooy ñoom ñaar ñu waxtaan. waaye merci beaucoup xam nga lu tax fii sa ñaari soxna du ñu mën a waxtaan. may ma rek ma daaneel foofu xam nga la du ñu mën a waxtaan. parce que yow yaa njëkk a tas sa kër. ba ngay labat yow mii di góor ba ngay labat yaa labat ku am sa numéro soxna di ko saaga di ko wax la mu manqué di ko wax la mu tële di ko wax yow la nga xamante ne yaa ngi koy dund muy métti ci kër gi amaana sax du dëgg mais boobu ko waree bàyyi xam ne ki lay labat matul waaye doo ko bàyyi da nga koy takk voilà kon yow lan mooy sa part de responsabilité yow mi encaissé ku lay wax la xew këram nga nekk complice ak moom ba kër ga tas non kon comprendre tu n'as pas compris il n'a pas compris ndeysaan comprendre fi may waxee fooy waxee waaw déglu ma rek ma expliqué la dama ne la xew këram kooku moom ma góor déglu ko li mu la wax non yow foo làqu dalal d'accord mais déglu ko voilà yow da ngay ut foo làqu xaaral tuuti voilà dama ne non dafa comprendre dama ne góor mooy labat koo xamante ne dafay sàcc numéro soxnaam oo ko loolu ñaata yoon la fi am jigéen ñu oo ko ne ko yow sa borom kër nee na nangamoo nga tas sa kër ñaar ñooñu est-ce que dinañ waxtaan déedéet duñu waxtaan yow yaay tas sa kër parce que yow yaay dem dugg feneen foo xam ne fi nga jiitoo lu nekk tële nga ko fa ñu muñal la ko nga dem fële tuddee fële aljana est-ce que xam nga Sénégal ngay ñëw li dal jigéen duñu ko muñloo góor waaye li dal góor ñu muñloo ko jigéen dëgg la góor mën na bañ a am doom duñ ne soxnaam tasal dem uti borom kër góor mën naa feebar duñ ne jigéen tasal nga dem uti beneen borom kër góor day ñàkk duñ ne borom këram duñ ne ko tasal nga dem uti beneen borom kër mais jigéen bu feebar ñu ne borom këram demal takki keneen su mënul am doom demal nga takki keneen su demee ba ñoom waa kër gi sax wala tey ay ñeneen ñu la jege bu ñu gisee ni kii kat neexuñu wala melul nii wala melul naa ñu ne la indil keneen nga teg ko fi ndax mu faj ko. d'accord so ma jox la kàddu gi su ma ci paree daal di tourner ci Gabriel ñi nga xam ne ñun ñoo bokk kër yi xam naa dañuy xaar rek. instant yi Mouhamed mi ngi bëgg a dee. waxagoo léegi de Diop. am nga man bi ñu damay jógee ci soo su ma jógee ci soo dem ci Gabriel après ma jox ñaari Mouhamed yi parce que am na solo non da ngay ñëw léegi ci biir nga bokk yow itam. bi ñu defee tour de plateau bi dafa wane un peu naka la suñu société mel. mais heureusement. yaa Seyda xaw na recamper débat bi parce que xam nga bu fekkee ne dañuy waxtaan ci li nga xamante ni suñu borom daf koo daganal mënoo lu dul nangu wante booy nangu da nga koy booleeg nangum dëgg ndax la polygamie dañ ko autoriser góoru jullit
mais bañ ko autorisé dama dégg yaa Sayda di wax mais heureusement parce que dama ko naroon ne ko yaa Sayda wante bi da nga koo fàtte dafa wax lu am solo ci wàllu takk bi jox programme bi fàtte wante bi yàlla naan wante soo leen ko mënul ngeen yem ci benn xamoon na ne tey di nga gis ay góor yuy takk ñeenti jabar te mënuñu ko li mu taxoon mu naan benn mooy ñoom pour ñoom la sax parfois nga wax ci polygamie ñu yaakaar ne ku jigéen ki moo tax ngay wax mais di nga gis góor boo xamante ni am na ñeenti jabar à part tiitaru yor naa ñeenti soxna amu ci jàmm ci fitna la nekk te fitna boobu boo xoolee moo koy teg boppam pourquoi il faut ñu comprendre benn affaire mooy góor am na droit nekk monogame am na droit nekk polygame yàlla waxul ne góor boo amee benn jabar teg la dara dafa ne takk leen soxna nga am benn jabar di ci jaamu yàlla moo gën nga am ñeenti jabar te mu biir la ne boo génnee àdduna atte bi ñu lay atte dina metti parce que aujourd'hui yaa Sayda ak oustaz Mohamed ñi ngi dégg condition wu yàlla dafa graaw daf la autorisé ba pare tegal la ci ay condition te xam nga condition wu yàlla li ci graaw mooy boo ci wàcc gis ko moom mooy ki nga xam ne bu ne la bàyyil lam la wax bàyyil boo ko bàyyiwul di nga ci gis conséquence pourtant di nga gis tey góor bu am soxnaam aawam amul sax calculu takk jabar ay nit ñëw ne ko takkal nañ la soxna wala da nga demal takki et pourtant mënu ko te mën-mën bi condition la nga am ay soxna man dama daan gis góoru kilifa yoo xam ne soo dañ daan am ñeenti jabar seen kër du yëngu pourquoi tey dañ leen di nangul kilifteef bi ngeen yàgg woote ci plateau yi buñ koy wax dañ leen koy nangul bu ñu waxtaanee polygamie dañ leen di jël yéen kilifa yi ndax góor mooy kilifa këram bu këram amee jàmm moom la bu këram yëngoo moom la je m'explique bu fekkee ne da ngaa yor ñeenti soxna defee ko ni la ko yàlla santee du ñàkk de ndax nee nañ seytaane lu baax rek la bëgg dina ñëw dugg ci sa biir kër lëmbe ko mais boo matee kilifa di nga xam nan ngay gérer say ñeenti soxna mais dafa am borom kër yoo xam ne ñooy sol mbubbu seytaan bi di dox ci biir néegu aawo ñaareel ñetteel kër gi di tàkk mu toog naan la kër balaa moo ne xumb dégg naa ko ci plateau bi léegi kër xumb ci aw ay de papa yaa ne góor kër balaa moo ne xumb waxuma xumb ci aw ay de man tudduma tur waxuma xumb ci aw ay tudduma tur këru murid dina xumb te doo fa dégg coow baal këru murid papa ñun ay taalibe lañ kenn du saaga soo xam naa ko kii dama koo xam aw ay de xam nga kii xumbam lan la xam nga kii xumbam lan la kër gi di toj mu toog de xoolal teg la tànkam nii waxuma loolu teg la tànkam nii waxuma loolu naan maay seen kilifa mais wallaay waxuma gis nga bu ma la interpellé foofu xam nga pour lan la wallaay ñu ngi may dañuy woote ci sens responsabilité parce que kër papa ni nga teglee sa tànk yi nii yow bu sa kër doon toj moo lay def mbégte waxuma aw ay yow mi xale yi di la xëccoo bu kii waaw. yëkkatee koppate bi kay jël drap bi papa bàyyi ma xam nga li graaw mooy bakkan ni de jàmm la bëgg wax xam nga mais dëgg la papa maintenant kenn bañu ko dëgg la fa dëgg la mooy kii jël koppati bi kii indi drap bi kii toog fii kee toog fee nga uuf keneen kii voilà xam nga Sophie loolu sax bañuñu ko bokk na di daw say yite ak dégg nga xam nga loolu sax bañuñu ko mais nga nekk borom kër toog sa kër mi ngi yaay boppam nee na bañuñu ko toog sa kër mais lu neex ku ko bañ boo amee say soxna ñu juboo alhamdulilah ndax yàlla da leen ko may seeni soxna boo leen amee ba ñeenti soxna kër gi tàkkul dama ne alhamdulilah Fall xam nga ñun lu ñuy bañ nga yor ñeenti soxna doo am jàmm àdduna doo am jàmm àllaaxira xam nga luy jàmm àllaaxira wax naa ko chaque jour kilifa bu ne njabootam mooy héritage am ñi ngeen fi lim yëpp ci suñu kilifa yi bi ñu demee ay njaboot yu barkeel la ñu am bàyyi leen ñu fi ñu leen di topp ci seeni waaw xam nga loolu leen ko may une éducation ku ci wekkul ci éducation simple yaa ngi ko teg ci alxuraan wala leneen loo jàng mais pour nga mën a am temps wu éduquer say doom Sophie il faudra nga segg bu baax ni ngay doxalee et notons encore une fois que le prophète a été monogame avant muy nekk polygame ma expliqué wu balaa moo fas yeneen soxna yaa Xadija dafa génn àdduna ba pare moom ba muy nekk ak moom monogame la woon takkul woon benn soxna ci bi muy nekk yaa Xadija dëgg loolu dëgg oustaz ba mu génnee àdduna nag ci la commencé et pourtant il était le plus beau des hommes oui yàlla mayoon na ko bu ko neexoon mu def ko te dara du ko ci fekk lu mu def lu ne alxuraan wàcc seedeel ko mais waa xam nga man dama jàpp lan moo tax defu ko ci sama xel bu gàtt loolu sama fit la sax ndax aw ma sañ-sañu sax di wax le pourquoi du prophète nga bàyyi ko lan moo tax so bi defu ko damaa jàpp ne dafa daj ci jigéen bu ko mënoon aawo ñaareel ñetteel ñeenteel féete ko ci boor bu nekk mu yam ci moom képp
ba mu génn àdduna mu commencé te sax takk yi waa déggoo ma takk yi fa laay daanele yaa Seyda noonu moom mooy ki nga xamante ni soxna su mu takk soo waa yaa Seyda noonu mooy ki nga moo ma doy yaa Seyda moo ma doy waaw mais non non yaa Seyda moo ma doy non soo yaa Seyda da nga bëgg a dugg ci jàng dama yàlla tere yow duma la laaj ay pexe yow duma la laaj ay pexe mukk mën naa ko laaj pexe moom Benoît kii xam nga duma ko laaj pexe waaw mais ci këru àdduna ah mais dimbale ma rek waaw ma ñëw waaw alal gi waaw non xam nga lu tax duma fa daanu man non waaw xam nga damay ñëw ci yeneen jabar yi Sophie falaay may ma rek ma terminer sama développement su ma jëlee yaa Khadija ma teg ko fële damay jël yeneen conditions yi mu doon takkee soxna gis nga soxna à part yaa Aïcha nga xam da ko doon seedeel ci cofeel ji mu am ci moom yonent bi goreel na jaam takk ko yonent bi jël na une femme divorcée takk ko yonent bi jël na veuve takk ko boo xoolee conditions yi mu doon takkee soxna yëpp pour bañoon lii di am nii tay la nag te dinaa ci ñëwaat ci sama beneen développement yaa Seyda xanaa déggoo li Sophie wax nee na li muy wax nii ci fit rek la ko teg nee na ci fit rek waxul si fit la ko teg non bii ma non ci xalaat bi la wala dafa am fit day déformer propos xam nga fit laa wax ne non moo ne ci fit laa ko teg ci fit yow ragalal yàlla xam nga yàlla mooy wax li xam nga kañ moo ne li may wax nii kat ci fit rek laa ko teg yaa ko wax léegi caméra yaa ngi tàkk seede yaa ngi nii xam nga kañ laa wax ci fit rek laa ko teg ak xel bi ma laajee lan nga yaakaar ni moo tax yonent bi non sama fitu développement nag xam-xam laa la wax background la laaj yow demal gëstu ci demal gëstu ji ci yaa rasulillah li ma la wax kenn ko teggi li ma mujjee wax teguma ko ci fit ci xam-xam laa ko teg yaa ko wax léegi de li mu expliqué li ma si merci Sophie merci ci lan laa wax ne laa teg fit bi ma laajee ne ma pour yow lan moo tax yonent bi yamoon ci yaa Khadija boobu pare naa ci ba ñëw ci ni la soxna si yonent yi amoon ku ci nekk waaw non kon bul jaawale et le courage d'écouter et le courage d'écouter Prospère et le courage d'écouter et le courage d'écouter quand même ki nga wax laa wax déedéet ñëwaguma ci yow may ma s'il te plaît ma wax ak ñeneen ñi maa ngi ñëw ci yow léegi Mohamed Diop yaa Khadija laa wax yaa Khadija foofu laa ma posé question ma ne ko sañu ma jël xalaatu yonent bi njortu naa ba loolu puus nañ ko ba ma lay wax man foofu laa wax man nag boobu puus naa foofu laa yem fa ma daanelee déglu ko la indee fit fa laa yem man non déglu ko Prospère jërëjëf so merci beaucoup s'il vous plaît Aïcha Mohamed Diop ñu bàyyi la kàddu bi waaw non débat bi dafa commencé intéressant te lii lañ ci wut en fait c'est-à-dire bu coow li bëree rek bu ñu jàpp ne coow la mais xam-xam da ciy génn man nag dama woon benn plaidoyer bu ma bëggoon def laataa may xuus Sophie mooy bëriwaana ci émission thématique yi ci télé yëpp dama leen ciy sànni xeer yàkkamti ngeen loolu waxtaanee polygamie bu baax léegi ma amoon ñetti laaj mooy le pourquoi duñu waxtaanee déjà góoru benn jabar yi nga xamante ni kenn ëpp leen problème boobu question la genre Benoît ak Mohamed Mbaye kenn ëpp leen problème maa ngi ñëw non man amu problème beneen deuxième bi mooy man kama yor aljana lay dund ci moom bi ma fa jógee léegi yàpp la ma tegal sama kanam a ngi leer nañ no problème lay dund alhamdulilah ma jekku plateau alhamdulilah madame Mbaye mais xam nga lan mooy problème yow mi yor benn yaa ko gën a leer fu téeméeri yoon maa ko xoolal te maa ko gën a wér buux naa ko ñetti yoon sànq mu daanu madame Mbaye Mohamed day maa yow de ñu ngi doog gisee ci plateau bi kon xaw ma fan nga ma buuxee non ci biti bi ñu taxee ci biti waaw loolu ci photo bi li ma bëggoon wax mooy nañuy waxtaanee góoru benn jabar yi nga xam ne kenn ëpp leen problème boobay benn ñaareel bi mooy dee leen waxtaanee célibataire yi nga xam ne du ñëpp nag ñenn ci célibataire yi nga xam ne bu penc mi yàqoo ñooma dee leen ci faral di waxtaan beneen bi mooy dee leen waxtaanee soxna yi remuer ciel et terre pour am borom kër ci jamono ji loolu ay laaj la woon rek ay kii la léegi damay waxtaan ak sama mbokk góor ñi déjà parce que balaa may xuus il faut que c'est important ma wax ak góor ñi que bëgg naa ñu xam yi su fekkee yenn yi dafa nekk ci yow Sophie bul dugg ci ay soxna fekkee yii may bëgg lim nekk na ci yow bul dugg ci ay soxna bul dugg ci maanaam ci polygamie benn bi ma bëgg a njëkk andi mooy soo mënul muñ bul dugg ci polygamie soo mënul muñ dékku ku góor la man góor ñi laay waxal déjà parce que am na fu ma bëgg ñëw ak yéen foog ma wax ak góor ñi ba pare su ko defee damay bañ ñu ne day jeng ak wala day kii ak yooyu loolu laay bañ
li ma njëkk a wax mooy bu munul muñ bu mu dugg ci polygamie. waaw bu munul dékku parce que muñ dafa yaatu dékku c'est important. beneen bi mooy su munul yamale. loolu moom ñëpp xam nañ ko loolu ñëpp di sabe. bu munul yamale. bu mu dugg ci polygamie. beneen bi mooy su munul fexe ba ñoom ñaar li politicien mi waxoon ne mel ni mburoog soow même bu ko munul na ko jéem. c'est important loolu bu amul rek boo ci naree fay rek bu dugg ci polygamie. beneen bi mooy su mënee nettali bu mu dugg ci polygamie. dem ci aawo bi. moo de non may ma ñëw rek. c'est important li may développé. su amul bàmmeelu biir. waaw nettali père nettali. dem ci sa aawo naan ko ñaaral bi day moom day si yàlla xam doy la li nga defe nii li nga defaree de moom mënoon na ko defaree noonu ñëw ci ñaareel bi ne ko aawo bi day taarkal yàlla xam doy na kooku yaa tas sa kër. boo loolu bu nekkee ci yow Sophie bul dugg ci polygamie. beneen bi mooy bu dee nekkoo ko ubbeeku ba mën di waxtaan ak ñoom en permanence c'est important. en permanence di leen delloosi. parce que nag yéen jànkat yi yéen a ko wax jigéen yaa sayda ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa góor dafa war a féetee jigéen fenn fi mooy xel bi nga ko ëpp. xel ak pexe nag bokkul inna kayda kunna maam Abdou ne woon inna kayda kumba pexe ak xel bokkul mën ngeen pexe loolu waaye seen xel nag daa xaw a kii na ngeen ma jéggal donc loolu nga ni mën nañu pexe lool waaye léeg-léeg xel bi dafay xaw a gauche donc góor ñi devoir la ci góor boo amee ay soxna ngay waxtaan ak ñoom di leen delloosi bi mooy ñu xam ne li ngeen bokk muy man góor warul mën a am problème buñ ko tegee ci yoon c'est important beneen bi mooy su fekkee mënoo wax dëgg bul dugg ci polygamie bu dee mënoo wax dëgg doo nekkoo waxkatu dëgg bul dugg ci polygamie c'est important li may wax beneen bi Sophie fu may jeexale mooy su fekkee amoo matu te loolu yëpp dañ ko war a boole non déglu ma rek su fekkee amoo matu te foofu laay daanalee su fekkee amoo matuk jël sëy bi gérer ko bul dugg ci polygamie lu tax loolu je m'explique sëy boo xam ne da ngay takk aawo ñaareel nga am sa rakk bu jigéen bu nga xam ne yaa ngi ko bàyyi seetaan ko ba mu am fu mu far bëgg a tas sa kër nga di ko seetaan yow ku góor gi te nga am responsabilité ak matuk tey ba jël sa li nga séq ak sa ay soxna téye ko gérer ko sa loxo keneen ku ci bëgg dugg te waxoo ci mënoo cee wax lu dul jàmm ak salaam ba ñoom ñaar ñu boole nga këccet ko ci yii dafa am solo ci ak yeneen xajul ci jotaay bi moo tax ma bëggoon a ñëw li ma bëggoon daanele mooy xaaral non Mouhamed dañ lay poser question nag mënoo noonu di sarale li di journal wuy ma pourtant li may wax journal moo ko de ak a tegu te kenn du ko dindi dama lay laaj xam nga da nga ne waaw ñëwal da nga ne ponk yi nga wax nii yëpp dama ciy jukki bëri na waaw defal nànk rek ponk yi nga jot a wax nii yëpp da nga ne góor bu ko amul bu mu dugg ci polygamie man ñoom laay woo waaw góor waaw loolu laa dama ne góor bu ko amul bu mu dugg ci polygamie parce que du ko fekkee nekkul ci yow bu ko jéem waaw loolu laa wax loolu nga ko dëppee léegi nag loolu nga wax noonu yëpp gaw ma ni non loolu yaa ngi lay jugé non jugement la xaaral ma yeggale li nga waaw ñëwal defal nànk góor bu am aawa ñaareel ñetteel ñeenteel wala nga am ñaareel wala nga am ñett nga ni doo jeng c'est-à-dire doo gën a bëgg kii bàyyi kële doo gën a defal kii bàyyi kële parce que jeng defe naa ci ay comportement la ci li ngay defal kii li ngay defal kële est-ce que loolu dina facile pour góor nga def loolu est-ce que loolu dina facile ngeen jeng moo leen sonal da nga ko lim moo tax ma ko non jeng non da nga ko lim góor moo tax ma ko jigéen jeng na ci kii ak kii non da nga ko lim waaw c'est ça en fait c'est ça que je dis loolu laay wax aujourd'hui li ma wax dafa leer su fekkee mënoo yamale je l'ai dit je l'ai énuméré fekkee yamale googu mënoo ko bu ko jéem li may wax nii dafa am ñi ma bëgg a waxal mooy am na ñu nga xamante ne ni am nañu fulla ak matuk ak itam suñu borom am ndimbaliku yàlla nga xamante ni mën nañu gérer lii yëpp te mi ngi ci ñoom di gérer seen soxla kenn déggul leen beneen constat bi ma def nag pour ma daaneel foofu Sophie mooy jigéen bi bañ wujju tey pour rejoindre li Prospère doon wax sànq dafa xaw nag lu mel ni ku lu xaw a égoïste parce que kat vous n'êtes pas sans savoir que jigéen tey mi ngi remuer ciel et terre di dugg ci sëriñ di fay ay millions pour ut borom kër
mënu koo am parce que am na ci wet gi ñenn ci moroomu jigéen ñi ne ñoom bëgguñu wujj kon bëgguñu seen morom naataangu jigéen dugg mais nag fi sama xel dalee te fa laay daaralee pour ñëwaat mooy nekkoon na fi Prospère mode ak tendance bu njëkk ba aawo boo nekkul woon aawo dew nekkoo woon dara maanaam boobu tolloon ci sëy ñu lay woowee kii de aawo buuru këram la nekkoo ci dara mbay waaye nag xam nga la moo gën a neex tey xaaral ma daaneel foofu xam la moo gën a neex tey mooy léegi tendance la ak mode ñaareel xaritu jëkkëram yaa fi doon joxe sànq ay pourcentage tey jëlal sa micro Safi jëlal sa micro trottoir nga wër jigéen ñi laaj leen lu ñu bëgg a doon Safi bëgg naa xola li lay pour te dire que ne loolu dama cee sant yàlla su ma nekkee sama buuru kër te nekkuma sama xaritu jëkkër non maa ngi ñëw loolu dama cee sant yàlla Prospère léegi tendance la macha allah jigéen ñi bëgg nañu doon ñaareel d'accord bu njëkk ba aawo lañ doon wax ne boo nekkul aawo moom nekkoo dara koo doon ñaanlu sax danaa ne ñaanal ma man doon aawo waaye léegi jigéen boo ci wax macha allah mu ne man de bëgg naa doon li ngay wax mënu ma ko li ma wax mënoo koo dindi bën waa loolu moo fi am c'est que nag yow sa maanaam li la père di wax mi ngi bëgg a ñëw parce que bën waa xam naa léegi da ngay gëj Sénégal boo defee sondage loolu ngay gis bën waa léegi da ngay gëj Sénégal waaye loolu xew non gëjuma Sénégal j'habite ici pros loolu xew fi kenn mënu koo dindi tendance bi léegi ak mode bi non waxal société bi moo jël si xelu góor yi di wax góor dañu kaa ay ayloo góor dañu kaa ay ayloo ci ma ñëw ci Gabriel ñu doon la kàddu gi dégg nga li nit ñi ñu ci bëri wax par rapport ak polygamie ñu bàyyee la ko Aïcha ñu bàyyee la kàddu gi waaw Sophia les avis sont un peu ku nekk mi ngi wax sa xalaat par rapport ak diine bi man damay xaw a sori diine bi parce qu'on a dit beaucoup de choses yoo xamante ne nii te ñu ma ci ëpp xam-xam ñoom mën nañ ci wax côté boobu mais man côté socialement lay waxee mi ngi wax léegi la tendance c'est ne jigéen ñi ñaareel xaritu jëkkëram mais loolu c'est une stratégie d'infantilisation des femmes. non waxuma ñaareel xaritu jëkkër bi. yegguma ci xaritu jëkkër ji. non mais may ma léegi mode ak tendance seetlu la. exactement léegi jigéen boo fi tàllal micro loo bëgg doon dañ lay wax man de bëgg loolu moo fi am soxna. waaw may ma ci ay ñaareelu xaritu yow ay juge bi ay kii la. may ma ñëw dama ne ñaareel. non tey jigéen ñi bëgg nañ koo doon bokk. non waaw d'accord nañu bàyyi Gabriel s'il vous plaît vous continuez Mohamed. waaw dama may ma continuer s'il te plaît. si allez-y. merci dama ne. li mu wax noonu ne jigéen ñi dañuy bëgg ci gis-gisam jigéen ñi dañuy bëgg nekk ñaareel parce que dañ ciy toppal ñaareel xaritu jëkkëram loolu dëgg la nit ñi dañu naan ñaareel xaritu jëkkëram même nit ñi bu ñuy way ci chanson yi da ngay dégg loolu mais loolu ça fait une décennie ñu ngi koy def ci bopp jigéen ñi parce que góor ñi ñoom la ñu war a yëkkati ci kaw ñun ñu nekk ci suuf di crêper suñu chignon di yëkkati lu ñu xam ak lu ñu mënul topp seen ginnaaw ñun ñuy daw c'est une stratégie d'infantiliser jigéen ñi léegi nit ñi ku nekkul ñaareel bokkoo léegi na xale jigéen ñi def seen bopp bu ñu nekkul ñaareel nekkuñu dara léegi na ñëpp dem sàccu jëkkëru jàmbur yi nekk ñaareel looloo xew looloo ñëf ci dëkk bi mais il faut mettre aussi autre chose dans la tête des gens mën nga nekk aawo ñaareel ñetteel selon yow li nga dund na fekk ne yow yaa ngi ci gis sa bopp ki ngay sëyal tamit mu gis ci boppam mais tendance bi ñuy créer ak stratégie bi nga xamante ni dañuy indi jigéen ñi ñiy wujjee loolu góor ñi day mel ni daf leen di neex jigéen ñi di wujjee pour ñoom mën a yëkkati seen virilité vous n'allez pas retrouver votre virilité dans les combats des femmes c'est pas en opposant les femmes que vous allez rehausser votre virilité ça góor ñi tendance boobu moo xew jigéen ñi il faut que ñu xëccoo fii nga ñëw ci digg bi ne man la ñuy xëccoo dugg na fii génn fii dafa jafe aka yomb xaalis jafe na ci dëkk bi liggéey jafe na ci dëkk bi mais góor jafewul ci dëkk jëkkër laa wax waxuma góor déedéet góor ak jëkkër yëpp benn la mooy jëkkër tu n'as rien compris toi góor mooy jëkkër waay c'est toi qui n'as rien compris c'est toi qui n'as rien compris jëkkër dafa jafe de aka jafe looloo gën a yomb ci dëkk bi ngay ñaanlu pour am jëkkër waaye kenn du ñaanlu pour am jabar Gabriel nga ne lan moo yomb ci dëkk bi nga ne góor ñaanul pour am jabar. yow bàyyi ma jigéen mooy ñaanlu pour am jëkkër. góor ñaanul pour am jabar. non. à la fin yow mi yàgg Sénégal. lu leer maa ngi Sénégal. jigéen mooy ñaanlu pour am jëkkër. mais loolu nga yaakaar rek. mooy yéen. loolu nga yaakaar. loolu nga yaakaar yow. loolu nga yaakaar. bu
ma neexee am ñeenti jabar balaa ñu oro pour ñaar pour ñaar ñooy suuf sànni ay kànnaar ci géej bi waa ko teg yàlla maa ngi ñëwaat dañ ciy teg inshallah bu ma neexee yow boo ma ne yow boo ne mu egg yàlla la neex ma neexee balaa koor bi di jeex yow dama dem sa bakken moom sax yow sa bakken gii nga ne Gabriel Prosper nee na moom bu ko neexee tey balaa koor gi jeex mu am ñeenti jabar te jigéen mënu feene su ma neexee koor gi jeex maa la wax lii bindal nga denc yow sa bakken boobu sax moom dégguma sa bakken bii sax moom ak temps de parole am s'il vous plaît su ko neexee suba mu am soxna maa ngi gëstuwaat kii man lay wër bàyyi ko sànq ba tey man lay wër bàyyi ko noonu man lay wër sànq ba tey moom xam nga bu ma nee góor ak jëkkër c'est la même chose non mais ma ñëw góor ak jëkkër du benn de mais permets-moi de finir nag il faut ñu gindi leen waaw doo bàyyi ma pare kii dafa raakaaju allez-y waaw dal allez-y wala xëy na moo yëngat la bopp kaa ñu jàkkaarloo bu dee maag yow wax amul problème daw ma la face to face amul benn problème déglu ma wax la dañ leen bàyyi ñu gérer ñoom ñaar s'il vous plaît avant nga nekk jëkkër avant nga am jëkkër waaw il faut nga labat ndaw si nag yow tamit sëñ bi dëgg la xam nga li ma la wax waaw dëkk bi waaw liggéey jafe na fi xaalis jafe na fi waaye góor jafewu fi góor jafewu fi jëkkër fi jafe ma rek déglu ma may ma ñëw góor jafewu fi jëkkër fi jafe waaw soo ma mayul ma yeggali di yuuxu du ma mën a yeggali li may wax danga may xaw a déconcentré xam naa loolu ngay wër mais c'est pas la peine aussi ok vas-y lenn mooy stratégique c'est que li ngeen di wax ne jigéen ñi il faut que ñu sëyi il ne faut pas aussi ngeen def ci bopp jigéen ñi suñu objectif principal mooy sëyi gis nga sëy mën na am nit mën na ko yàlla da koy tudd ci nit mu am mu ñàkk am ce n'est pas l'objectif d'une vie il faut arrêter ngeen di limiter la dignité d'une femme au mariage une femme peut ne pas être une femme mariée et être digne dëgg la yéen li ngeen di def ni yëpp discrimination à l'endroit des femmes il faut que vous arrêtiez vous les hommes la plupart des hommes de ce pays de nous faire perdre notre dignité parce qu'on n'est pas des femmes mariées gis nga jigéen dina ñàkk bu fekkee da ngeen bëgg moo ko ci wolof parce que dama xaw a commencé tàng kii moo tax góor ñi dañuy wax ne jigéen bu baax ci sëy la société bi duñu wax ne jigéen ju baax ci ni mu yaree ay doomam lañ da ngay dégg sax ñu naan léeg-léeg diw ndeyam a ko liggéey sa ndey moo sonnoon sa kër bàyyi mais dafa am loo xamante ne ni société bi mi ngi ñu koy commencé wan y a personne qui ne se construit dans la souffrance nit du màgg ci métit on ne se construit pas dans la violence on ne se construit pas dans la souffrance donc na jigéen toog di muñ métit bu ñëw ñu ñëw teg ko parce que ci loolu la ñuy mesurer dignité am loolu du dëgg loolu dina santaanewuñu ko góor ñi ñoo bëgg a teg une stratégie d'infantilisation di ñu remanier di ñu teg ci suuf il faut que souffrance bi ngeen accepte ko pour seeni doom suba il faut que lii jigéen ji nga xam ne dafa nekk ci coono loo koy digal xaaral ma ñëw papa kenn tegu ko gis nga fii yàlla tegul kenn lu mu mënul loo koy digal jigéen jooju waaw déglu ma wax la même ma ñëw yàlla tegul kenn lu mu mënul man doomu aadama muy góor muy jigéen doo ma teg lu ma dul nangu boo ma takkee nga nar ma teg loo xam ne sama papa bi ma jur moo xam ne yow gënoo ko man góor si dëkk bi ci àdduna bi sama papa moo gën d'accord beneen góor du jóge fële waaw ma jël santam ma jël sama sant papa teg fële jël santam mu ñëw a jël di ma teg métit du ma ko nangul ci àdduna xalaatuma ko fitna ak fi dëkk bi toll ak fi àdduna bi toll ma toog góor di ma fitnaal xalaatuma ko maanaam coono rek amul lum la jox léppam matul non sëñ bi xam nga loolu beneen maa ngi wax stratégie d'infantilisation gis nga jigéen bu la bëggee day liggéey jox la bu ma la noboon tey nga xam billaahi bu ma la noboon nga xam papa bul xam nu may def ak ñi ma nob de man de bu ma la noboon nga xam bul xam nu may def ak ñi ma nob non madame Fall nga fi de def ma nob de waaw oui madame Fall est là Kaja en plus da nga nekk di digal nit ñi ñaar ñett yaa ngi digal ba pare d'accord di nga cangaay te du sangu ba Kaja Jaw non xam nga nit yow yaay nangu fitna d'accord oui yow yaay nangu gis nga nit ku dul doomu aadama du nangu fitna kenn du màgg ci fitna kenn du juddu ci fitna. am na ñu ci nekk de. léegi Gabriel yow te yow boo nee jigéen ku jigéen ki. day am na ñu ci nekk de. gis nga jigéen bu la bëggee. jigéen bu la bëggee moom mooy yëkkati jox la. su ko amee gis nga ko fi ba tàyyi. su ko amee. mais bu ko amul mu muñal la. jigéen bu la bëggee da lay muñal mais déedéet gis nga di nga muñal nit mu teg fitna di la ko teg ba pare génn ci biti jox jigéen ñi loolu ak loolu. d'accord papa dinaa ñëwaat ci yow léegi su ko mënul mu tas yàlla tegul kenn lu mënul ci dëkk bi. d'accord Gabriel papa yow tamit naka nga gisee wala naka nga étudier li nga xam ne moom mooy polygamie au Sénégal laataa may gestu ci Mohamed.
y a pas très longtemps y a un terme bu génnoon góor ñi dañu jël polygamie ki mu ngi koy wax sànq comme arme de menace c'est une épée Damoclès sur la tête des femmes polygamie c'est traumatisant dañ koy teg jigéen ñi góor ñi droit la diine moo leen ko jox seen droit la mais c'est pas parce que da nga am benn droit que c'est une obligation yàlla obligé wu y a une différence et les hommes de ce pays font de la polygamie une obligation droit ak obligation bokkul li la yàlla may na la ko mais tu n'es pas obligé nga nekk polygame dañ ci boole yeneen ak yeneen yoo xamante ni ça devient de la polygamie abusive parce que dañ koy jël def ko comme moyen de pression boo melul ni ma sa liggéey bi boo ko bàyyiwul toogoo ci kër gi ma dem wuti ñaareel boo melul nii ma dem wuti ñaareel boo deful nii ma wuti ñaareel mais yow am nga fa benn doom ñaari doom bëggoo tas nga topp ci li waa ji wax rek te teewut li mu wax da koy def. tax bëggoo tas. tax bëggoo tas. ah am na ñu bëgg a tas am ñu bëggul tas. man de tax bëggoo tas il faut avoir le courage d'assumer ses sentiments. Ceux qui n'ont pas le courage d'assumer leurs sentiments. Je ne fais pas partie. Il assume la situation exactement. Il a le droit d'avoir 2, 3, 4 femmes. Mais droit ak obligation bokkul seen bi. Cela ne te convient pas. Demande le divorce. nga dem sa yoon nga dem sa yoon. man du ma fa naan pourquoi rey pourquoi soodeem après ñu lay wutal alibi. loolu beneen débat la. loolu beneen débat la bi muy wax. ça c'est un autre sujet. il y a c'est crescendo. ci benn étape c'est crescendo première étape bi ngeen di bëggante di demante ba mu takk la ngeen waxante woon mu takk ñaareel indi loolu beneen étape la takk na ñaareel ak nam ko defee parce que da ngay toog sa kër tàkku saan ñu ñëw ne la am ñu sol seeni sabandoor ñëw ne la takk na ñaareel mais quelle hypocrisie mais ça va pas la tête loo bëggoon mu def non mais attends yow nga nekk ak nit 10 ans non mais déglu ma nga nekk ak nit 10 ans di tëdd ak moom ci benn lal mu yónni ay étranger ñu ñëw takku san takk ba pare mettre le devant le fait accompli bi ñu takkee lañ nekk étranger mais fa lañ daan lekkee chaque vendredi fa lañ daan lekk cere bi ñu takkee jabar lañ nekk étranger mais xam nga sëñ bi c'est de la confiance que naît la trahison fii ki nga wóolu rek moo lay est-ce que c'est pourvu que ça soit une trahison mais c'est de la trahison mais non puisque yow en tant que femme musulmane xam nga ne am na droit non du tout je suis désolé c'est pas de la trahison c'est un droit c'est un droit c'est un droit bu la neexee wax leen li ngeen wax te bàyyi mag sama gëm-gëm Gabriel dafa am loo ko wax gëmu ko affaire muñ boobu moom moo ne jigéen muñ tey mu ne na tas Mohamed Diop dégguma yow waaw yow yaa ngi jigéen muñ muñ na tas su ma doon ne jigéen muñ soo mënatul laa wax soo mënatul muñ doo soode doo reyaate Benoît doo jame le vent change toujours de direction su ma doon tourner gauche tourner droite merci beaucoup jërëjëf Gabriel Mohamed Diop ñu daal di gestu si yow maa ngi Mohamed Mbaye ma gestu si yow tuuti Mohamed Mbaye sama waa ji waaw sama xarit la nag léegi fi mu nekk waaw parce que il faut que ngeen di déglu Gabriel waay nit ñi ni muy soo leen waxandoo rek day compliqué Mohamed Mbaye pour ñu ñëw ci point bi nga xam ne moom la Gabriel laal léegi parce que mënuñoo wax polygamie te duñ ko laal ndax da ngay am aawo war a takk ñaareel léegi nag mu doon lu xaw a metti ci góor ñi xaw a metti ci jigéen ñi aussi mooy nga takk ñaareel war koo wax sa soxna amaana am na ci ñoo xam ne amuñu fit bi dañuy yónni seeni xaritu góor yi yenn saa yi ñu ne la dama la wax soxna sama takk nga ni ko man mii daw ma de yónnil paa yi mais ak ku mënti dem rek ku jigéen ki day jàpp ne trahison la parce que yow mii borom këram war nga koo mën a waxal sa bopp parce que yow yaa takk ayca damay dellu ci ginnaaw ñi ci plateau bi ñëpp kenn ku ne am nga dëgg waaye ñun ñëpp kenn ku ne da nga am sa dëggu bopp soo fi léeg-léeg ci biir waxtaan du ñàkk ñun ci suñu biir am koo xamante ni day xaw a génn waaye ci intérêt lay dox yàlla buur la boo xamante ni nga baal ma ci exemple bi may jël sa góor gee ko waxoon Serigne Babacar Sy dafa ne rabbi xadayta yow yàlla yaay dogal fa raditu man Babacar nangu naa bil xadaa lépp loo dogal taxkumu yaay atte matasha nu mu la neexee fa xukmu ko loo xas ba atte mada wéy na pros yàlla dafa ni fan ki xoo takk leen déggal taatu aaya ba yaa seedaa leeral na ko sànq de mais bi mu koy leeral dafa fekk coow li durul le ba bàyyiwoo leen ko xel fan ki xoo takk leen maataaba li leen lew ngir yàlla takk leen li leen lew mi ne nisaa yi ci jigéen ñi ñu ni yàlla yow la ñuy déglu ñun góor ñi ñooy takk mu ni mas naa takk leen ñaar du benn bés ngay takkandoo ñaari soxna takk leen ñaar aw sulaasa wala ngeen takk ñett waru baax wala ngeen tekk ñeent coow li nag dëggantaan mu ngi ci fa in xiftum bu fekkee ni da ngeen a ragal xam nga ragal bi fu mu nekk ragal bi mooy mënoo sa dépense matewu ko fii ñu toll ci jamono amul benn góor bi yor benn soxnaam sax léppam matul ndax chaque jour dina dugg këram soxnaam laaj ko mu ni dafa dëgër tey fa in xiftum bu ngeen ragalee ni mënoo leen dépenser
wala fa in xiftum bu fekkee ni da ngeen a ragal ni attanoo leen coow parce que am na góor ñu attanul coow tànk xajoowuñ ko dëgg la yàlla ni awlaa taadilu wala bu ngeen yoree ñeent mënoo leen maandu ñaari maandu ñoo am dafa am maandu zahir am maandu baatin sama waa ja ca Medina yonent bi bu mu sant di séddale jóge voyage soxna yaa ngi ci kër gi dinaa la jox ñaari exemple nag bi muy njëkk a def mooy yàlla li nga xam ni bët a ciy tege séddale naa ko ku ne jël sa cër waaye li nga xam ne nag xol bi la mënuma ci dara yaa ma nattu ma bëgg a Aïcha lu ci waay mën waaye yàlla nee na wala tamilu kullal mayli bu ngeen dee jéng ba mu fés mais doom yi nga jur nga xam ni ci sa geño la nu bàyyeekoo am na ci koo xam ni saa yu jooy sa bët taa am na ci koo xam ni doo ko dóor beneen bi ci topp mooy gis ngeen kër benn soxnaak ñaari soxnaak am na ko yor benn soxna kër gay tàkk li père wax sànq kër day am ñeent pourtant kër gi def tekk waaw waaye du jàmbaaru borom kër du jàklee mbaaxu yàlla la ba nangu naa gis nga fit yorul kër déedéet caractère yorul kër fayda yorul kër bu dee yooyu yëpp sang ba ca Medina dajale na ko moo fi ëpp caractère moo fi ëpp fayda moo fi gën a maandu ci digganteem ak ay soxnaam ñaar fukki at ak juróom yi mu see Xadijatu li tax takkul beneen soxna kooku yonent bi la intéressé parce que yàlla participé wu ci yàlla nabi la intéressé mat na ko soxna fii ñaata góor ñoo fi ne am soxna mu mat leen soxna mat leen yaay di leen dundal ñu tourné génn ci bindi gis ci beneen seytaane dugg ci dëgg la beneen bi ci topp mooy bi muy takk yeneeni soxna pourtant kër ga jax na moo fi gën a maandu yaa séda moo fi gën a mën a rafetal mais bi mu demee ba Xadija génn àdduna mu jël Xadi Aïsa mu ne ci kër gi Xafsatu ne ci kër gi Maymuna ne ci kër gi Ramliya ne ci kër gi Rihaana ne ci kër gi da doon jax pourtant lu yàlla bind moo ci ëpp kersa moo ci gën a maandu mais yonent bu demee ba yàlla ci boppam ni ko ñii liñ lay teg attanoo ko yàlla mu muñ rek léeg-léeg mu génn këram dem tëdd ci jumaa ja ba lex yi di marqué yàlla ci boppam ni Jibril demal nga wax sama waa ji ni ko lii ko soxna yi teg ëpp na pourtant moom la yàlla yónni bu dee maandu ci moom la yem waaye liñ ko teg ëpp na waxal ak ñoom asa rabbuhu in talaxakunna an yubaddila lahu azwajan xayran min kunna mu jot aaya bi rus koo jàng ni Alioune demal nga jàngal ko sama ay soxna yàlla nee na bu ngeen yamul lii ngeen di teg nabi ëpp na kon du jàmbaar du fayda du fit xam nga lan la jakle yàlla la ngay am kër soxna yëpp nekk benn ka yonent bi nee na adduniya mataaun adduna lépp coono la wa xayru mataa dunya coono bi gën azawjatu saalix mooy nga am soxna su baax première du dawal oto day taal oto rek nga accéléré ko nga dugal deuxième nga dugal troisième mën ngaa dugal quatrième sax ki yor vélo romb la mën ngaa dugal quatrième sax ki yor moto romb la mais Prospère problème bi nekkul foofu nekkul ci dépense parce que yàlla mooy buur benn doomu aadama matlewul muy man muy yow muy keneen mais garantie bi gën a danger ci góor mooy nga signé ci këyit ni ci benn laay yam parce que yàlla moo moom programme bu xol yàlla moo moom programme bu xol moo xam li ci kanam da nga naan maa ngi taxaw presque ma ñëw araamul de yaa ngi naan garantie bi gën a danger ci góor bu ko du danger bu ko def danger déglu ma wax la dama ne la xam nga yàlla ak jaamam moo xam programme am bari na lu nit Niger fi mu déparé père dem ba ci kanam Niger bi de mooy man de ci benn soxna laa bëgg a yem nga ni ci benn soxna boobu nga yem amul benn problème nga waxtaan si ak sa soxna ni man de bu ma sañoon du ma am keneen ngay dox ba ci yàgg dem benn programme jotaay toog fa yàlla jël sa xol yàlla moo xam fi xol nekk ñaata yoon ngay dem hôpital di opérer cardiaque boo dellu see bëggaat sa soxna kon li tax ngay bëgg nekkul ca xol ba kon Mohamed ñi am ñeent ba pare am yeneen ñeent maîtresse bi yàlla ko def yàlla na yàlla fay la foofu ci yow laa doon ñëwaatee sànq beneen bi topp mooy Sofia gis nga sëy mbëggeel dafa am ñuy bëggee xel am ñuy bëggee xol am ñuy bëggee bët bu la yàlla nattoo ci góor goo xamante ne xel lay bëggee am nga problème Allah parce que lu tax mooy mën naa am ñeenti soxna ñaata góor a fi ne am ñeenti soxna li Prospère wax sànq ñu dégg ñu ëmbal feneen yàlla kee mooy Prospère nu mu tudd Benoît ñaata góor gis nga mbiri du xoolal sens la du jàmbaar du góorgóorlu jigéen la yàlla jagle am na góor goo xamante ne nitu kersa la ci benn soxna la yem si giwul xool beneen jigéen parce que dafa jàpp ni kooku la rek saa yu dem di ñëw am góor goo xam ne am na ñeenti soxna am na 8 jigéen yoo xam ne mu ngi leen di bëgg ci biti kon mbiri du exemple nangam yàlla moo jagleel doomu aadama yàlla moo ne signal monogamie yàlla moo ne signal monogamie indil ma aaya bi xamul tax mu wax loolu mu ne boo leen ko mënul yem leen si benn yem leen ci benn yàlla si ñëw ko de non yàlla moo ne boo leen mënul yem leen si benn dafa joxe accord xam nga lu yàlla signé non bu ne yem leen si benn lan la bëgg a wax foofu arrière xam nga lu yàlla signé suba julleel ñaari rakk non ko signé boo defee ñett tontu ma si li ma la wax dama ne li ñuy waaraate yëpp yàlla moo ne boo leen mënul yor ñaar ñeent yem leen si benn kon lan la bëgg a wax foofu yem leen ci benn xam nga lu tax gis nga bul jaawale ñàkk maandu xam nga maandu mooy lan ak ragal yàlla maandu gi xam nga xaaral maandu gi xam nga mooy lan mooy tey yor nga Mouhamed
ñaata góor tey ñoo fi am soxna nekk ak seen soxna ci biir kër gi dem ba ci yàgg ñu ni soxna si dafa feebar wala soxna si mënu am doom nga jël beneen jigéen dugal mais lii du diine dafa am loo xam ne xel la du diine mooy di takk ñaareel wax ko sa aawo du par force la du diine moo la ko imposer yow yaay xool njekk bi dox ci seen diggante yéen ñaar nga ne ko man kat ay néewen dama bëgg a takk ñaareel mais du loo ko tàggu da nga koy yëgal parce que bi ngay takk moom da nga ni ko dama laa bëgg a takk wala déet booy takk ñetteel noonu booy takk ñeenteel noonu gis nga Benoît mbiri du jàmbaar de sens la am na góor goo xam ne dafa doylu yam ci xelam am góor goo xam ne yàllaa ko natt doyluwul bu nu jël yonent bi yàlla moo ko yaral boppam bi mu ko yaree ba pare Xadija génn fi pourtant Xadija génn na àdduna wuy ji na boromam Sofia ndax mës ngaa gis kuy fiir bay fiire ku dee am na de di fiire Aïcha yonent bi Xadija génn na àdduna ba fàtte ma wax loolu musul dégg ci téere est-ce que xam nga ni Xadija moo réewle Aïcha bu xamoon ne kii muy réewle dina mus a nekk wu jëm àdduna bu tukki la di réewle xale boo xamante ni bi muy ganee àdduna Aïcha bi muy ñëw Aboubacar moo daw ci Xadija ni ko sama soxna day matu ki ko war a faj nee na yaay ji faw mu dee wala doom ji dee lan moo ci sa xalaat te gis naa la saa yu bopp yonent bi ni metti yow Xadija yaay ñëw raay ko mu daal di jug ci mbaaxam ak yiwam daw ñëw kër Aboubacar fekk yaayu Aïssa nekk ci mat mu jël loxoom teg ci biir bi jàpp Aïssa mu gane àdduna mu aayoon nen ne nakate kooku muy aayoon nen ne bu génnee àdduna koo koy nekk soxnay boroom këram benn te pourtant Aïssa da daan fiire Khadija da daan toog yonent bi ni ci sama aawa bu baax ba bu doon dund ba tey kenn du ma génn Màkka may dem Madinatul Munawwara Aïssa di mer lool ni ko ne mujj tey ngay tudd kooku ci sama kanam yonent bi tuddatu ko ci kanam ba muy ji àdduna kon fiir du xam-xam waaye ci xol la nekk ay ca ñu doxal ayca Mouhamed kontaan nañu ci moom bu baax a baax dañuy delloo kàddu gi yaa Seyda Absa Prospère waa Prospère may ñëw ci yow sànq li xam naa li mu doon participer moo tax ñu bàyyi la kàddu gi yow itam laataa ñuy dellu ci Mouhamed comme ça sama gars yi daal di leen di bégal après ñu dem daal di jëli publicité bi ñëwaat pour la deuxième partie. merci beaucoup madame Diallo polygamie la ñu wax li ma ko jàppee man du dara lu dul un droit bu ki ñuy takk moom am en tant que jigéen c'est extrêmement important jigéen ñi mën nañoo xeex droit wu femme yëpp sauf le respect du droit à l'autre de se marier par manque de conséquences. C'est le constat, c'est ma conviction. Tous les droits des femmes sont respectés. ñoo koy xeexandoo ñoom waaye boo sa xel nekkee sama jëkkër bëgg laa takk rek loolu tu n'as plus droit à ça et pourtant elle a le droit de se marier donte sax yow mi sa jëkkër koy takk c'est le seul droit bu ñuy bof yonte ñoom seen biir muy benn ñaareel bi mooy ki dem takki ñaareel yow jigéen nga ne am nga lu la metti xanaa kon sa moroomu jigéen la ko teg moom mi nangu nekk ñaareel ñetteel bi mooy on me parle de fiir gaw ma loolu et je vais te le démontrer li tax gaw ma ko rek la ñuy déglu man dama bëgg nit lu muy wax da nga koy gëm jusqu'au bout Mouhamed doo am benn jabar am ñaari jabar gis jigéen di ko labat mu xam ne Mouhamed mii kat am na ñaar am na benn am na ñaar bu ma takkee ñetteel lay doon waaye comme ni ma wax sànq rang bi dafa serré elle accepte d'être complice tout en sachant que am nga ñaari jabar déggoo ma de absolument waaw bu duggee nekk ñetteel nga gestu ñeenteel mun la du ci dal fiir la wala égoïsme ba ngay dugg ñaar nga fi fekk égoïsme ba ngay dugg ñaar nga fi fekk te làquma la ko xam nga ne am naa ñaari jabar su ma la takkee ñetteel ngay doon nga négocier ko pendant 1 an 2 ans yi ma lay labat yépp xam nga ko soo gëmee ne bëggoo wujj su ma ne am naa ñaari jabar nga ne ma sa tànk bi bu mu fekkee beneen ca biti man du ma wujjee loolu laa gëm dëgg c'est de l'égoïsme laa wax man gaw ma fiiraange mooy lan yow mi ko doon labat xamoon na noonu la mel benn ma ñëw yow ma ñëw s'il te plaît yow mi ko doon labat ba dugal ko xamoon ne noonu la mel moom laa wax même boo ko xamee sax parce que xam lu ma d'accordul Mouhamed mais bari na jikko bu la jigéen di nëbb waaw ay at doo ko xam ci moom non c'est grave waaw non da ngaa ne fu kii Mohamed dëgg la c'est-à-dire Oustaz Mohamed procès wax diggante ñaari way dencante foo leen fekk dinañu sëy ba kenn génn àdduna wala ñoom ñaar ñu génn àdduna te kenn ku nekk di nga am loo umpule sa morom ñaar ñoo gis ñuy dencante waaw ñaar ñoo gis ñuy dencante
ba keroog ndax tàggoo day am su génn àdduna amee tàggoo am su ngeen demee ba ab safaan am ci kaw suuf it tàggoo day am tàggoo moom allah kulli yàlla day am mais dama ne jant bu nu tàggoo faw dina am koo xam ne dina am lu mu umpale ca morom ma kii nag xamul loolu daa dul yoon sax nag kooku yàlla moom moo ko def yàlla ko mooñaale ci diggante ñaari way denc si ñun sénégalais moom mi moo ko ci mooñaale waaw yow yaa ko faw mooñaale dina am koo xam ne dina am lu mu umpale ci morom ma mooy làqante bi yow mi yaa ko mooñaale cosaan wax na ko ak aada nu ne loo muus sab goro gën laa muus père ma yeggali s'il te plaît waaw ma yeggali kon kii soo ko dee dégg mën na la induire à l'erreur ndax doxut waaw parce que mi ngi légitime sax il est en train de légitimer il est en train tasuwul papa am na droit nekk complice su jabaram ruujut yow yaa def yooyu yëpp waaw man ma def lu raw loolu ki xam ne ko ñëw diggante ndokk ak Daaru Rahman diggante ndokk ak Daaru Rahman nga yóbbu ko ca beeñ booba kii fi ma jaar jaaroo fa billaay barka borom Tuubaa kii su ko sëñ Modou Habib jàppoon ba tarbiya ko day daw man xam naa day daw man kii su ko sëñ bi téye mu daw waaw ma yeggali s'il te plaît père ma yeggali waaw ma wax ne man lu may gëm dama koy gëm bëgguma wujju duma la bëgguma wujju manque de conséquence mënul weesu bañ wujje nit ñëw di la doxaan di la labat yow am ñaari soxna nga nangu loolu yow ba dugg dox ko ne ko man bëgguma wujje nga teg ko fan waaw di indi kata nga teg ko fan di indi kata ci kër wujje la fiiraange la wala égoïsme la parce que xam nga ne am na droit à une quatrième femme waaw ma wax ne gis nga la notion de monogamie en tant que telle soo gisee ñu ciy wax di ci tiit c'est très simple hein l'expérience adduna moo histoire moo ñu ko jox ñi fi jóge Sénégal yi fi jóge woon dem jàngi France am luñ ci am luñ ci cof ba signé monogamie ñoo seeni jabar ñu nga tribunal au moment où je te parle. c'est pas dans tous les cas. kayit yi bëri na fa de. mais yow yan sénégalais ko si kayit yi pas dans tous les cas. tribunal yeggalil. ma wax ne taxawul waay. dama ne ñi fi signé woon monogamie. ndeysaan. ñu ngay sàcc effectivement di def loo xam ne. ñu nga safaan ñoo ko seen soxna xamu tax parce que là-bas où la polygamie est légalisée. il y a le concubinage qui est une disposition légale. mais le concubinage loolu je parle de légalité. légalité la lool je parle de légalité. mais moom lañ la wax s'il te plaît je parle français. dama ne soo demee en France. soo demee en France. le concubinage est légal. loolu laa wax man. Sénégal lañ la wax. je parle de légalité. mais légalité laa la wax. non kon ko tubaab. je parle de légalité loo xam ne dafa nekk ci constitution. le concubinage nekkul suñu constitution ñun. bu nekkul suñu constitution laa la wax ñi ko fi signé. non je parle de non kan mooy signé fii am na ko fi signé le concubinage. non waxuma la concubinage. man concubinage laa wax. man dama la bëgg ne yow li nga wax noonu. que ñi signé. non je parle de concubinage s'il te plaît. non li nga wax. je parle de concubinage. moom laa la bëgg wax moom laa la bëgg xam nga signé wuñu ko fii. je parle de concubinage. dama ne dëkk yooyu ñu koy royee. concubinage moo fa dagat. kon kay dans les deux cas. mais yow arrête. benn baat rek laa lay laaj. non te xaaral ma tontu kële. yow da nga ne dëkk yooyu ñu signé dëkk yooyu ñu signé monogamie concubinage moo fay la wax. am na fa dafa légal waaw dafa légal. waaw am na fa fii concubinage légal fi. déedéet fii takk suuf légal fi lépp légal fi nga may concubinage légal. arrête waay fii lépp fi légal. je parle de légalité. suuf du concubinage légalul fii Sénégal. du concubinage. parce que dañ ko signé. c'est pas légal. mais les hommes ñu ngi koy def. Benoît, qu'est-ce que c'est qu'une chose légale? Qu'est-ce que c'est qu'une chose légale? Je parle de légalité. Moi, je parle de légalité. Je parle français. Mais légal ou là? Je parle de légalité. Je parle français. Moi, je parle français. C'est pas légalisé au Sénégal. Encore une fois, France da ngay ànd ak nit dugg ci dëkk toog kii sa lan la nga ne c'est ma concubine fii sa ñoo ko fi. D'accord. Arrêtez. mais boo ko fi deful ñu koy xam. ma wax ne waxuma lu ñu xam ba. Benoît je parle français. je parle de la légalité. Encore une fois. donc concubinage bi mu wax léegi am na ñoo xam ne ragal seen jabar moo tax. dañuy takk suuf lu yàgg te nag yéen a ne leew na soxna si. wa jabar la mais balaa ñu koo wax ci kaw pour ñu xam ne vrai deuxième femme nga problème am. non même bi sax dañ koy takk soo ko nekkee di wax ñu mere la. s'il vous plaît je peux continuer là. lan la.
souffrez à m'écouter mais vous allez m'écouter. lu tax nga may xeelu. tax suuf bi. ok Prosper gaawal daane ma dem ci yaa Seyda. voilà souffrez à m'écouter mais vous allez m'écouter. donc. Prosper. xam nga ñoo xam ne bu ñu taxee aaw ci dëkk bi duñu nangu mu siiw. duñu nangu mu siiw. waaw parce que dañuy continuer bëgg a dund li ñuy dund ci suuf bëgguñu xale ñenn ñi. problème bi parce que da ngay takk dara mu leew la. léegi nag da koy dund ci suuf. léegi man nag li may wax mooy. balaa muy jëm kaw te mu mel ni. lan ngay doon di takk jabar ak di yëgle. s'il vous plaît. doo yëgle. li may wax jabar daal da koy yëgle. li may wax dégg naa sax bokk na ci. ñu ne góor gi diw takk na soxna diw ci kaw ñëpp di dégg. ak yëgle lan la. man dama wax ne jabar lan koy siwal. lan ngay siwal ko. jabar dañ koy siwal dañ koy siwal. dañ koy siwal papa. yow foo ne. nga siwal waaw. dama ne mbaa looloo la dal. dama ne moo dal kan. yow. man dama bëgg kuy assumer di assumer wu. Aminata Faye teg maa ba. man su ma naree dugg si ñaari jabar di ko takk sa ko suuf du ma ci dugg. léegi kan moo fi takk suuf. waaw. yow mii. donc man ñi may wax mooy. parce que damay dégg souvent Mouhamed. kii bul xool fële. kan moo fi takk suuf. dara leeru. lan moo leeru. non non kii laa bëgg nga xool jubale may ma lool. may ma lool. xoolal ñu dem ba ay imam daganal ko yow loolu ngay wax. dégguma ñu dem ba am ñoo xam ne dañ ko daganal fii. daganal lan. takk suuf si waaru naa. daganal. waaw sa ko suuf mënul dagan. mais yow arrête Sénégal lañ nekk am na yow ñu ko yaay daganal arrêté yow. parce que taxul mu dagan. c'est toi qui dois arrêter. non non boo ñu waxee fële ba pare doo nangu wax li am fii. taxul mu dagan. mais doo wax li am fii. gis ko toujours nga gis ko naan sangara du dagan mukk toujours nga gis ay baar. arrête-moi ça il faut que tu comprennes ce que tu dis. d'accord Dieye il faut que nga conclure ma mën a. gëstu waaw moom laa bëgg a def nii. vas-y. ma wax ne encore une fois li ma jàpp man ne moo indi problème yi parce que aussi bu ñu fàtte ne question la bu ñu posé c'est-à-dire da ko wax sànq mag ñu njëkk ña wax naa ko si sax ci benn plateau dañ daan am ñeenti soxna ci biir kër coow du jib lenn rek moo ko indi woon jigéen ñu démba ñaa nangu woon amuñu association yi leen doon détourné. bokk la góoru tayit. association yi. association yi leen détourné woon. góoru démb duñu góoru tay. dégguma góoru démb. waaw du góoru tay. dëgg la góoru dëgg du góoru tay looloo tax góoru tay mel ni ñu mel ñoom. looloo tax góor ñi mel ni mel waaye comme ni ma wax rek li tooy si yéen lay jógee. association. ban association mooy détourné jigéen ñi ci dëkk bi. toutes les associations féminines. waaw ñoom ñooy détourné jigéen ñi dëkk bi. waaw waxal moo tax kenn sëyatul. waaw yan association yan association ñooy toutes les associations féminines qui sont au Sénégal. dañuy détourné jigéen ñi pour ñu def lan. féminines yi dañuy détourné jigéen ñi. waaw pour lan. pour wax leen lan. pour wax leen lan. may leen doole mais pour wax leen pour wax leen effectivement pour bu mu la jaamloo tu ne doo jaam pourquoi raxasal ko tànkam. pourquoi mu lay yónni. pourquoi nga koy may ndox. pourquoi ceci pourquoi cela. léegi ñun ñoo tax sa yi quoi. ñun ñoo tax sa yi. non non wala ma ndax température. may ma tuuti kii dafa yow sa yaram dafa tàng. non dama posé question bàyyi ma tontu ko. fii am na paracétamol. waxuma la sax yéen a tas sëy yi. mais il y a encore plus grave. ah bon. waaw. waxal ma ñu. Gabriel xam nga lan moo gën a grave. li ma doon wax naan picc bu lakk ci gémmiñ day bëgg a moroom. sëyu leen du ngeen bàyyi ñi nekk seen sëy du sëy. maa la wax loolu. sëyu leen du ngeen bàyyi ñi nekk si seen sëy. encore une fois ña ñoo sëyul. mais la plupart des femmes sénégalaises. elles sont toutes des vieilles filles maintenant. moi ce que je dis je l'assume. Sénégal ngay gis jigéen 35 ans 40 ans 45 ans amul musul dëgg alxayri libre à loi libre à toi libre. waaw Prosper tu t'entends. Gabriel mais je m'entends bien. Gabriel na réponds pas expliquez moi loolu bu ko si tontu. non attends fii nga koy gisee. non mais ça c'est pas possible. dama ne 40 ans. fii nga gisee jàpp ko 40 ans. waaw 45 ans. léegi nag. suñuy jamono doon daan may ci fukki at ak ñett. fukki at ak ñett. ça c'est une nature. nee na tey soo ko may ñu tëj ci kaso bi. non mais ça on peut pas. tey fukki at ak ñett. fukki at ak ñett. moom la ñu daan maye sunu jamono. seen jamono sunu maye fukki at ak ñett. ñu tëj la ci kaso bi benn. déglu ma ma ñëw. ñaareel ba waaw merci. une gamine de 13 ans c'est de la pédophilie. d'accord merci waaw d'accord merci. 13 ans pédophilie la. ñeenti soxna su ngeen ko amee amul kenn ku ko ñemee dajale fii ci Ndakaaru seetal ma kër gu am ñeenti soxna
góor gu ci am ñeent soxna ubbil ma téléphone yi Bakary Banora. waaye yow li nga wax amul. Bakary ubbil ma ñeenti soxna yu daje ci kër ci Ndakaaru indil ma ko. mais góor yi am 45 ans 50 ans de sëy ñu nag. waaye gis naa góor yi am 45 ans 50 ans 60 ans de sëy ñu. ma ñëw ñoo fi bëri. benn ñaareel ba. 60 ans 65 ans sëy ñu. li tax ñu mënoon a am ñeenti soxna ci génn kër te yëngu-yëngu lanu daan def ñoom duñu ko def. da nga may déglu li tax mu mën a am ñeenti may ma rek li nu nanguwu leen ko ñeenti soxna daan nañ ko am ci génn kër te yëngu-yëngu du am dafa am lu ko daan gàllaajalee. loo xam ne mooy yor ñeenti soxna. du benn gàllaajalee leen dara. ñooñu dañoo c'était des responsables. ñooñu c'était des responsables. ñoom ci ay frigo dañuy naan. waaw ñun borom ñeenti soxna ci njaq nañuy naan. njaq day dajale. lii Père wax dëgg la. njaq day dajale. njaq dafay dajale. dëgg la lii dëgg moo tax mu daaw lii ànd naa ci. est-ce que moom may 2 secondes ma wax ak ñoom nga ma jéggale nga jox la nga waaw may ko mu pare. ndax fi nu dugg du foofu. waaw doon daan naan ci njaq. ci njaq nan daan naan njaq day dajale. waaw gàllaajal ko ba ñëpp. ku ci dang guux. Gabriel, je reviens vers toi. Il peut pas nous insulter comme ça. Ça va pas se finir comme ça. Je te le dis. Non, on peut pas nous insulter comme ça. Donc, on vous rappelle que vous êtes en train de suivre li nga xam ne moo di gis-gis. Di leen jël publicité bi daal di ko. EDK Oil ku ko xam ni dafay relever ay défis ubbite EDK Oil Yeba nag dafa yemboog ay borom daraja yu mag ñu koy wax Serigne Thierno Samassa de Serigne Habib Sy ibn Serigne Mbaye Sy Mansour khalife général des Tidjanes, Serigne Abo ibn Serigne Mountakha khalife général des Mourides et de Serigne Baralat Mbacké daal di ñëw fesal seen mbégte ci liggéey bi doomu Sénégal def aire de service bu rafet bi mi ngi nekk ci autoroute à péage bi waaye jàppal am na supermarché bu mag supermarché low price maanaam njëg yu baax amit restaurant fast food Jollof Chicken mi xew lool ci Sénégal ba noppi nag lépp ñu daal di koy amal ci sécurité bu doy EDK Oil Yeba mi ngi nekk après poste péage bu Toglu boo génnee aéroport international Blaise Diagne EDK Oil doomu Sénégal moo ko fi def EDK Oil ñun Sénégal dañ koy ndamoo bu baax. xaalis warul a jafe ñun waa Senwave neneen lañ koy defee bu gën mën nga yónnee xaalis say soppi si lu gaaw foo munti nekk te doo fay dara waaw dégg nga bu baax doo fay dara noonu la yombee mën nga doxi sa soxla si Tawfekh tànnal liy gën a yombal sa àddina si lu amul benn sikki saka wala xel ñaar yónneel xaalis si lu gaaw wóor te doo si fay dara téléchargeel application Senwave ngir yónnee xaalis bu jóge bitim réew diñu la may €5 si sa transfert bu njëkk ak code bi di diaspora ànd si ak suñu partenaire bi di UBA. ndogu bu bëri fen Sofia moo ci mën